voilà machallah ñu ñëw suñu émission fii la xewee tey nag ñuy waxtaanee thème bi nga xamante ne mooy l'éducation sexuelle lépp rek ci biir kër yi machallah ndax boo xasee nekk njaboot dafa am lu la war sa devoir mooy aiguiller say doom machallah jéem leen a éduquer ndax éducation de base ci la lépp nekk ndax lépp rek ci tout tànk lañ koy commencer. waaw xale yi bu ñu nekkee xale lañ leen di commencer di leen orienter ba keroog ñu nekk mag ndax buñ leen orienté wul waxuñ leen fu ñuy jaar ñoom dañuy demal seen bopp rek bu ko defee jéye yi am léegi mu gën di bari lépp rek ci biir famille donc dañu war a waxtaane suñu biir li may wax à chaque fois la communication tout passe par la communication dañu war di waxtaan suñu biir am na yenn sujet yoo xamante ne nag suñu wàllu Afrique lay wax waxuma Sénégal rek Afrique dañuy bëgg di nëbb yenn sujet yi am na sujet yu bari yoo xamante ne du ñuy bëgg di ko waxtaane mu jëm ci la sexualité bu nu waxee sexualité nag ñu bari dañuy tiit foog ne saa yoo waxee sexualité rek wax nga lu rëy alors que dafa bokk ci dundinu doomu aadama boo amee doom mu nekk tout tànk xale bi daf lay xool ndax lu bari dangay dëkkee ak say doom ci biir kër gi xale bu góor nag comme xale bu jigéen ku nekk dafa am période boo xamante ne ci nga ko war a commencer di ko jàngal àddina te baax na parent bu góor bi walla bu jigéen bi ñuy far di jege seeni doom di waxtaan ak ñoom xale bu góor surtout bu xasee am 6 ans 5 ans yi sax voilà xale bi day commencer di xool yenn yi di ci bàyyi xel bu xale bi xasee am 6 ans déjà war nga ko jege di ko jàngal buy sangu muy sang ay cëram buy sangu fan la walla laal fan la war a changer slip xale bi noonu lañ koy jàngalee muy jàng set ci bi mu nekkee tout tànk ba muy nekk mag xale bi dina gis yu bari léegi école am na sujet yoo xamante ne dañ koy jàng ci biir école bi bu fekkente ne xale bi préparé wuñu ko kër ga mu ñëw ci école ba di dégg yenn sujet yi day tiit wax nañ ko école mu ñëw kër ga aussi ñemewul parents mi parce que duñu aborder yenn sujet yi ak moom xale bi du ko wax day xool rek te léegi ñu nekk nag ci période boo xamante ne période bu xaw a sensible la muy l'avènement des réseaux sociaux léegi dara ko deetuñ ko réseaux sociaux boo demee film bu la neex vidéo bu la neex boo tapé ci réseaux sociaux rek daa ko gis léegi parents yi bàyyi seen doom ak àddina su ma waxee àddina mooy xew-xew jamono te réseaux sociaux dafa doy waar bu fekkente ne nag famille yi waajaluñu seen doom depuis ci kër ya ñu bàyyi xale yi ba ñu génn ci mbedd ma mbedd bee leen di yaral seen bopp te loolu mooy indi nag li am léegi viol yi bari na grossesse yi bari na rey xale yi bari na di nga gis sax ku ëmb doom ba wasin du xam fu mu ko waxee mu jël xale bi suul ko ñaata yoon lañ ko fi gis ku ëmb ba wasin jël xale bi sànni ko parce que préparé wuñu leen ci yooyu moo tax doom dañ koy waajal muy bu jigéen bi muy bu góor bi te l'éducation sexuelle dafa am solo ba nga xamante ne su parents yi waajalulee seen doom rek buñ ko bàyyee ak nature bee koy def li ko neex doom bu jigéen dañ koy waajal sëy du tàggee ne dangay jóg rek dugg ci biir sëy dañ koy waajal ni ñuy waajalee sëy noonu la ñuy waajalee nag étape sëy parce que sexualité dafa bokk ci sëy sexualité dafa bokk ci dundinu doomu aadama moo tax dañu war a waajal suñuy doom di leen expliquer xale bi bu tolloo ci benn âge bi bu dee ko jigéen ki macha allah day am transformation yi nga xamante ni yaram bi da koy commencer di def day commencer di sax ween parents yi dañuy xool duñ la wax dara mu commencer di gis mbaax parents yi dañuy xool duñ la wax dara finalement yooyu yëpp ay étapes la yoo xamante ne sa yaay macha allah bu njëkkaan dañu daan dénk xale yi seeni bàjjan ci jamonoy maam bu dee ko jigéen ki dañ koy dénk bàjjanam bu dee ko góor ki dañ koy dénk nijaayam nijaay bi éduqué ko bàjjan bi éduqué ko jigéen ki
mais yooyu yëpp amatul ndax jamono dafa évoluer bu jamono di dox nag dañu war di dox ànd ak moom transformation yi nga xamante ne le corps humain da koy am ci gu góor ki ak ku jigéen ki parents yi ñoo war a di expliquer seeni doom lan moo xew ku jigéen ki bu xasee commencé ami ween commencé gis mbaax war nañ ko préparer parce que xale bu jigéen bu xasee commencé gis mbaax boo ko préparé wul li ko dal rek parent bi am na ci faute am na ci une grande part de responsabilité ndax doom dañ koy waajal xale bu jigéen dañ koy waajal bu xale bi ko sa commencé gis mbaax macha allah nga jege sa doom expliquer ko lan mooy jigéen parce que jigéen du caagi ne tour nii rek mais jigéen dañ ko jigéen dafa am lu mu àndal loolu dañ ko war di expliquer suñuy doom ñu bàyyi di nëbb yenn sujet yi ba far catastrophe am ñu naan waaw ndogalu yàlla bee sa tool ku xasa nekk majeur ba ñu may la jëkkër responsable nga te boo xasee nekk responsable tu es fautif à 100% erreur yi dal sa doom ñuy jàngal xale yi ñu leen di won nii la ku góor ki ñu won ko nii la ku jigéen ki ñu wax ka nan ngay def nan ngay moytoo lan lii moo la war a dal boo tolloo fii lii moo lay dal yooyu yëpp ñu koy préparer suñu doom ba macha allah li ci des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla mais duñu toog ne yàcc ni yasar ba erreur am ñu naan ndogalu yàlla te ñun nag dañoo faral di wax ndogalu yàlla mais lu ci gën a bari càggante moo ñuy dal loolu moo tax dañu war di préparer suñuy doom di leen wax lan la sujet tabou yi ñuy tabou yi dañ koy nëbb ci famille mais doom boo ko expliqué wul kan ma koy expliqué bu fekkente ni sujet bi buñ ko traité ci pénc ba mais ci kër yi nañ koy traité ñuy wax xale yi lan moo xew parce que sa doom boo ko expliqué wul lu xew day dem ci internet bi tapé bind lu ko neex xool lu ko neex wax lu ko neex bu ko defee nag yi am nii yëpp mooy amaat moo tax dañu war di préparer suñuy doom di leen expliquer lan mooy àddina def naa ne bu ñu ko defee rek yu bari dina wàññeeku bu fekkente ni mën na dem sax ba du amaat waaye ñu bàyyi di nëbb yenn sujet yi doom waajur da koy jege waaye am na yenn parents yoo xamante ni seen doom yi sax jegewuñu leen parce que dañoo ànd ak xadar parents yi duñu bëgg di waxtaan yenn sujet yi ak seen doom te boo amee doom waxtaanoo ak moom xaw ma kon ngay waxtaanal bu dee yow yaa ko jur ñuy moytu aussi lu ci gën a bari gan yi ñuy fat ci kër yi parce que ñu bari dañoo feebar ni ko professeur Babacar Cissokho di waxee à chaque fois am na ñu bari ñoo xamante ne dañoo feebar dangay fat nit sa kër muy sa mbokk guddi mu fanaan ci biir kër ga xamoo luy xew ndax parents yi bu ñu xasee tëj seen buntu rek jeex na kooku finalement mu def la ko neex ci say doom te am na yenn xale yoo xamante ne boo leen defee traumatisme bi day des te am na ñoo xam ne dañuy menacer xale yi ne ko boo waxee dama lay rey xale bi day ragal lu la ko mës a wax te yooyu yëpp ngi xew ci famille parents yu jigéen yi nañuy bàyyi xel ci xale yu bari ñu ngi leen di sakku càggante parents yi la parce que man mënuma concevoir nga am sa doom bu jigéen mu am toll ci benn âge bi nga koy bàyyi góor bu ñëw mu fab ko te nit ñi yemuñu dafa am ñoo xam ne dañoo sensible ñi nga xamante ne bu leen jigéen jegee rek dafa am lu ñuy yëg seen yaram te ñooñu il faut que ñu leen di bàyyee xel parents yi ñuy moytu sa doom bu jigéen bu xasee am 6 ans jëm kaw del moytu bu groupement góor nekk xale bi dem ñu koy fab moytu leen xale yu bari foofu lañ leen di attouchement yi ngiy gis ñuy dégg nii yëpp fa lay amee ñuy bàyyi xel ci xale yi waaye bu nu jur doom rek bàyyi ko da ngay gis parents yoo xamante ne bu nu xasee añ dàq xale yi ci mbedd mi dem leen foofu yi dañuy nelaw ñëw xale yi dem foofu yi ci mbedd ba far dara dal leen nga ñëw naan ndogalu yàlla la mais yow yaa ci parent responsabilité la du caageen ne da ngay am doom rek da ngay dugg sëy ñu may la bu borom kër nga nekk fi jur toog jeex na parent responsabilité la da nga am devoir da nga am droit c'est vrai mais devoir yee ëpp boo xasee am doom ñuy bàyyi xel ci loolu di surveiller suñuy doom parce que àddina bi dafa tas xale yu bari ñu ngi leen di sakku xale yu bari ñu ngi leen di traumatiser ci photo parents yi
nañuy waxtaan ak suñuy doom di leen expliquer xale bi boo ko xasee teel a xamal yoon ku ko laal xale bi dina yooxu mais boo waxul sa doom dara ku ko laal sax xale bi xamul na dafa war a wax wala warul wax loolu yépp ci photo parents yi la donc encore une fois ñu bàyyi xel bu baax a baax di waxtaan ak suñuy doom wayjur bu jigéen dafa war di jege doomam bu jigéen wayjur bu góor dafa war di waxtaan ak doomam yu góor te ñu bàyyi yenn xadar yi tëj kanam sa doom doo ko tëjal kanam ba mu ëpp c'est vrai da nga war a yar mais war mu ñeme la bu ko defee xale bi dina ñeme muy ñëw di waxtaan ak yow yenn sujet papa lii lan la papa tey école lii lañu waxtaanee lii lan la lan moo waral ñu wax loolu xale bi noonu lay def ba finalement day xam mais bu sax doom ñëwee jàngee jógee école ñu wax fa benn leçon sur la sexualité xale bi ñëw di la ko laaj nga yuuxu xale bi dootul ñemeeti te doom dafa neex macha allah doom dafa neex rawatina bu la jegee mu lay wax yenn yoo xamante ne xale bi day bu tolloo bu nekkee ci xale day bëgg di xam loolu muy ibbi xelu xale day bëgg di découvrir gis naa lii lan moo tax papa gis naa lii yaay lii lan la nga expliquer ko avec modestie mais sa doom du la jege wax benn sujet rek nga toj kanam ngaam bi bu ma déggati nga wax ko am na parents yu bari yoo xam ne dañ koy def alors que jaaduwul nañuy waxtaan ak suñuy doom nañuy waxtaan lu bari dañ koy waxtaanee suñu waxtaanee ak suñuy doom rek macha allah lu bari dootul amati ci société bi mais ñàkk waxtaan manque de communication lu ci gën a bari moo koy andi tout repose sur la communication dañuy waxtaan ak suñuy doom di leen jàngal àddina ku jigéen ko ñu koy waajal parce que jigéen day sëy ñu waajal ko ci sëy ci tout tànk lay commencer dañ lay waajalee ci biir say kër yaay lañ lay waajal la set d'abord set propreté du corps ñu jàngal lool nga set intérieurement set du ci biti du ci solu yëre bu rafet du loolu yëre yu rafet ci la bokk mais set intérieur dafa am te jigéen dafa laaj set koo xamante ne macha allah lu bari ci yow lay amee jigéen muy jur te kuy jur dafa am lu bari loo xamante ne rek il faut nga koy waajale sa bopp di defar sa yaram te yooyu yëpp duñ ko wax xale yu ci gën a bari duñ ko wax xale yi dañuy bàyyi nii rek jur sa doom sànni ko di def lu la neex xale bi finalement moom li mu nar a xam moom moo koy utal boppam ba xam mais bu ku utal sa bopp ba xam après yow li nga xam noonu ngay continuer rek donc encore une fois nañuy waxtaan ak suñuy doom ci yenn sujet sensible yi ñu bàyyi di leen bàyyi ak àddina erreur bu gën a mag mooy parents yi dañuy bàyyi seeni doom ak àddina internet bi léegi lu nekk ngi ci ku bëgg a xam internet ngay dem te amul code xale yi lu nekk la ñuy gis am na yenn xale yoo xamante ne yenn image yi da leen di traumatiser dañuy bàyyi xel ci loolu parce que lu ci gën a bari mu ngi am suñu société macha allah kii ethnie bu nekk ak ni ngay yare say doom c'est vrai duñ leen ko bañal ndax ku nekk nag sa aada ak sa cosaan te aada ak cosaan dafa am solo ci doomu aadama waaye bu aada ak cosaan demee ba nar a yàq sa àddina nga xoolaat sa bopp am na yu bari pratique yu bari yoo xamante ne daan na am bu njëkk ba duñu wax ne baaxul déedéet dañuy wax rek dañ ko améliorer am na nag pratique yoo xamante ne man à 100% ànduma ci lu jëm ci l'excision ak nag ethnie bu mu mënti nekk man ànduma ci excision loolu dama ko yuuxu fépp ñëpp dégg ko mais am na ci aada ak cosaan yoo xamante ne dañ ko war di bàyyi xel di ko améliorer di xoolaat nan la ñuy toogee ak suñuy doom am na ci ethnie yoo xamante ne yenn sujet yi du yaay bi moo koy aborder bàjjen moo koy aborder wala nijaay mais comme li may wax rek àddina dafay évoluer te à chaque fois rek fu àddina toll foofu la ñuy waxtaanee te fi àddina toll tey mooy kenn amatul c'est vrai kenn amatul jot yónni sa doom wala yóbbante sa doom ci bàjjanam wala ku góor ki ñu yóbbante ko ci nijaayam pour mu yar ko ndax ku nekk nag say problème doy na la sëkk bu loolu demee ba am
waajur bu nekk yaa war a nekk sa responsable bopp nga yar say doom ñu jigéen ñi nga xamal leen àddina ñu góor ñi ku góor ki xamal leen àddina léeg-léeg sax waajur bu jigéen dina xamal ñaar ñi ñëpp àddina ndax nag am nañu parents yu jigéen yoo xamante ne danoo am complicité ak seen doom ba nga xamante ne macha allah ku góor ki ak ku jigéen ki yëpp ñoom ñoo yem statut ci ñoom. am na ci ñoo xamante dañuy tëj seeni doom yu jigéen xale yi duñu xam lu xew ci biti te loolu dafa dangereux xale boo ko demee ba koy tëj pour mu bañ a am accès ci biti xamal ko lan moo tax nga koy tëj man ci domaine boobu je suis d'accord boo naree tëj sa doom danga koy xamal lu tax nga koy tëj nga expliquer ko lan moo tax bu fekkente ne dafa am loo koy dawloo ci biti nga ne ko ah lii moo tax ma lay dawloo ci biti lii ak lii moo am lii ak lii su ma la bàyyee lii ak lii moo la war a dal lii ak nga expliquer xale dañ koy expliquer mais doo tëj sa doom expliquer woo ko xale bi xamul lu xew bés bu génnee rek ëmb. am na xale yu jigéen yu bari yoo xamante ne looloo leen di dal parce que dañ leen di tëj duñ leen xamal àddina duñ leen wax lu xew yenn sujets yi duñ ko sax bëgg di débattre ak ñoom. Finalement xale bi bés buy génn am contact ci biti rek bonjour les dégâts te loolu nag responsabilité parents yi la doom buñ ko tëjee walla nga bëgg bañ mu am accès ci biti xamal ko lan la ci biir néeg yi ci biir kër yi ngeen di yar doom yi di expliquer lii moo am àddina bi dafa tëradi lii ak lii évolution jigéen évolution góor nga expliquer sa doom ba su génnee ci biti it dara du fëkk bëtam. C'est vrai léeg-léeg pauvreté dina yóbbu nit mu def lu mu warta def waaye rek buñ la yaree ci ngor dina am yu bari yoo xamante ni dinga ko jomb te lépp rek ci éducation de base bi la. doom dañ koy waajal jigéen dañ koy waajal doom bu góor dañ koy waajal ni ñuy waajalee jigéen mu sëy noonu la ñuy waajalee doom bu góor pour mu jël soxna parce que lu ci gën a bari dañuy teg chargé ku jigéen ki foog ne moom moo war a def lépp moom moo war a muñ moom moo war a góorgóorlu ku góor ki ñu bàyyee ko non non ñaar ñi ñëpp lañu war a waxtaane ku góor ki ñu wax ko li la war ci sëy duñ la dénk doomu jàmbur rek du sagar du esclave du koo xamante ne dañ la ko dénk pour nga koy brutaliser sëy encore une fois complémentarité la dañ lay dénk kii ngeen ànd yéen ñaar parce que dafa am lu yàlla namm seen diggante mais yéen ñaar ñëpp yéen góorgóorlu yéen la war du ku jaag du caageen ni ku jigéen ki moo war a góorgóorlu ku góor ki nekk ci lu ko neex non non ni ñuy waajalee jigéen noonu la ñuy waajalee góor doom bu góor bu fekkente ne waajaluñ ko waxuñ ko lan mooy devoir am ci biir néegu sëy bu amee jabar da koy toroxal loolu waral lu ci gën a bari xale yu góor yu bari du toroxal seen jigéen parce que xamuñu jàngaluñu leen dañ leen bàyyi ak àddina te loolu c'est très important góor comme jigéen dañ koy waajal encore une fois doom lañ wax doom bu jigéen comme doom bu góor bu ñu waajalee ku jigéen ki ku góor ki tamit ñu waajal ko wax ko lan moo lay xaar bu bëggee am benn jabar am ñaari jabar mais buñ ko waajalul ci yemale kooku bu amee ñeenti jabar yi du leen yemale lu ko neex lay def dégâts yi ñu nekk fi jigéen ñi di reyante seen biir xale yi di tongoo lu nekk am ci kër yi parce que ñàkk waajal bi la nañuy waajal suñu doom am na yenn principe yoo xamante ne xale yi buñ ko defee ci ñoom lu àddina tëradi dina am lu leen dese muy ngor di dignité doom buñ ko waajalee ci dignité pauvreté du mën ci moom dara parce que day des ak ngoram doom nag buñ ko waajalee ci alalu àddina waxuma la pauvreté sax waaye lu taxaw mu jaay ngoram nit ki da ngay waajal sa doom boo xasee nekk parent dafa am lu la war boo xasee nekk parent da nga responsabilité lu ëpp nag ci yow la parce que bu ëllëgee ci biir yow la ñuy laaj noo sàmmee woon sa njaboot donc encore une fois na parents yi di bàyyi xel ci njaboot gi ñuy yar suñuy doom di leen préparer defe naa ne loolu buñ ko defee
am na lu bari luy am actuellement ci société bi dina ñàkk